ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal ko bu dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai. C'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement. Donc ku la defal lii yëpp ndax am nga payam. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk auditeurs yi yéen a ngi déglu seen émission l'info autrement tey ji nag di mardi le 7 décembre 2021 ñu dem déglu li ci yéen kaay yi doog a dellu si ci waxtaan li ëttu yéene kaay yi xëyee tey ngeen koy am bés bu yàlla sàkk fii nii ci rajo suñu kër FM ci www.suñukër.com ci biir émission bi di l'info autrement altine jàpp alxemes bu 16h jotee li ci yéene kaay yi ñu fas yéene ci ànd ak Mouhamadou Junior Cissé. dal leen ak jàmm mbaa yéen a nga ca réewub Sénégal xel yee dëpp ñuy doxee bopp wala sax jamono jee soppeeku ak lum ci mënti doon violence yi ñuy nemmeeku ci mim réew daal dinay jéggi dayoo lii nu mel tax ba yéene kaay yu bari daal di xëy niki tey journal bi di La Tribune naan ñu violence yu bari yi nga xamante ni ñu ngi koy nemmeeku rawatina ci làngub ndaw ñi ba ci football bi doon na loo xamante ni daal dinay jur ay nit ñàkk ci seen bakkan waaye ña ca des jëlee ci ay gaañu-gaañu yu métti ci ab xeex boo xamante ni yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne mi ngi amoon fële sa ab tournoi de football sa stade Ngalandou Diouf bu Rufisque nawetaan bi daal dinay mujjee toj xeex bu miti moom moo amoon ci diggante supporteru ñaari équipe ya fa doon daje ñeneen ña ca des doon buuxante li nu mel tax ba benn mur mujjee cee daanu am nit ku ci ñàkk bakkanam ci demi-finale bu doxoon ci diggante Thiawlène ak ASC Gif yéenekaay bi di l'exclusif naa ñun niki démb kañ ca mouvement nawetaan ba diwaanu Rufisque daal dinañuy football match nit ku dee ndax jàppal ci match boobee am na kenn koo xamante ni daal dina ci ñàkk bakkanam mu doon jee joo xamante ni jaar nañ kaa xoolaat ndax violence yi mi ngi commencé jéggi dayo source a naan ñu jéggi dayo kañ def na ko mbir mi dafa ëppi loxo ndax jàppal ci ab match de football donc tax ba nit daal di ci ñàkk bakkanam yéenekaay bi di l'Observateur naan ñu gone googee laata moo yegg kër docteur la mujjee ñàkk bakkanam yéenekaay bi di ñu xamal ne moom moomee sax dafa amoon feebar bii di asma waaye itamit xew-xew bi nu mel bu jur jéey ja fanweeri nit ak juróom-ñett daal dinañ ci jëlee ay gaañu-gaañu bokk na ci ñooñee ñaar fukk ak ñaar yi nga xamante ni daal dinañ leen di yóbbu ca centre de santé bu Ngéej bu faree ci diwaanu Rufisque juróom-ñaar ña moom ñu rawale leen ca l'hôpital Youssou Mbergane kenn ka ñu daal di koy yóbbu sa l'hôpital Grand Yoff ñett ya ca des ñu yóbbu leen sa l'hôpital bu Pikine bokk na ci ñoom itamit benn gone goo xamante ni ay atam mi ngi toll ci fukk ak ñaar bi nga xamante ni dañ kaa yóbbu fële sa l'hôpital principal bu Ndakaaru lu ko wund du lenn lu dul gaañu-gaañu yi nga xamante ni am na ko métti na loola ñeneen ña ci jëlee gaañu-gaañu ci xew-xew bi nu mel bokk na ci ay takk der yi nga xamante ni jamono ji ñu ngi leen di yóbbu kër docteur yéenekaay bii di Sud Quotidien mi ngi ciy ñëwaat ak liggéey bi nga xamante ni fas yéene nañ kaa def ñeel menace gi soxal variant Omicron bi nga xamante ni daal dinay dugg ci biir réew mi di Sénégal yéenekaay bi di ñu xamal ne riposte bi daal dinay nekk en phase active maanaam ci gàttal comité national de gestion épidémie bi jamono ji daal dinañuy génn ci seen ruq fas yéene amal ay comité de veille ngir rek liggéey ci virus bi nu mel bañ mën ko fi jëlee def niñ def lii di variant delta bi ak lum ci mën ci doon virus bi moom jamono ji daal dina ne xuus ci biir réew mi yéenekaay bi di Vox Populi di ñëwaat sax ci ñett nit yi nga xamante ni wàññi woon nañ leen ñu yore variant Omicron bi nu mel noonee mi ñuy xamal ne suñ sukkandikoo ci jëruñ di ñu dénk wàllu wér-gu-yaram bi mi xam le ne ñett nit ñooñee daal dinañuy wër ba daal di ñibbi seen kër mu mel ni que ni kilifa yi kañ virus bi ñu ngi ciy liggéey beneen kilifa bu wax ci virus bi du kenn ku dul njiitu réew mi Macky Sall yéenekaay bii di enquête daal di koy xëyee ni ki tey naan ñu njiitu réew mi Macky Sall daal dinay def ndëpp ci diwaanu Ndakaaru ñeel forum international de Dakar biñ doon amal juróom-ñaareeli édition bi fële sa CICAD centre international Abdou Diouf bu faree ci diwaanu Diamniadio yéenekaay bi naan ñu lu jëm ci wàllub jihadiste insécurité ba ci sax Covid-19 bi njiitu réew mi Macky Sall daal dinay dal bu baax a baax ñi nga xam te ne ñoom ñoo di réewub nasaraan yi Le Témoin quotidien naan ñu pays Nelson Mandela bi nga xam te ni daal dinañ ko stigmatiser ci lu jëm ci variant Omicron biñ daal di
découvrir njiitu réew mi Macky Sall daal dinay amal ab ñaani bañ na maanaam ci gàttal Dakar daal dinay refuser ab second apartheid ñeel Afrique du Sud ndax ci biir sommet bi nu mel moom njiitu réew mi Macky Sall daal dinay waxi dëggam ñi nga xam te ne ñoom ñoo di pays européens yi ba ci sax puissance internationale yi nga xamante ne dañuy tuutal réewub Afrique yi waaye itamit di wax loo xamante ni jaarul yoon moom njiitu réew mi Macky Sall ci biir yéenekaay bi di Le Soleil national mi ngi xam ne dañoo war a bàyyi di tiital askan wi waaye itamit mbirub terrorisme ci Sahel daal dina ci wax bu baax a baax mu mel ni que ni moom Macky Sall kañ daal dinay dëggal boppam L'As Quotidien naan ñu njiitu réew mi kañ jamono ji ku audacieux la ay propos yu jéggi dayo la daal di yëkkati noonee rek ngir défendre réew Sénégal ak Afrique waaye itamit gën a dëgëral la réew yi nga xam te ne ñoom ñoo di Afrique ngir ñu jox leen gëdd bàyyi naa Macky Sall songu coalition yu nekk ci mim réew yéenikaay bi di Le Mandat di leen xëyee niki tey naan ñu alliance sans axe ak ay programme coalition Nauséabond bond yi nga xam te ne ñu ngi nekk ci mim réew moom moo raw sabar bu tas jàppal Yewwi Askan Wi coalition bu Wallu Sénégal ba ci Benno Bokk Yaakaar ñoom ñëpp mburu foofu ko foriñ xamuñ fu ñuy taxawaay itamit bëgg-bëgg askan wi dafa mel ni dañ ko umpable keneen koo xamante ni daal dinay wuute lool bëgg-bëgg askan wi mi ngi ci biir yéenikaay bi di Le Quotidien mu ñuy xamal ne Abdoulaye Diouf Sarr dafa mel ni que ne passé bi moom moo ko daal di dab niki ci biir présent bi nekk ndax jàppal moom moomee doon maire bu diwaanu Yoff bëri na ay dige yi nga xamante ni defoon na ko ci diwaan wi nu mel te moom moomee Abdoulaye Diouf Sarr motewu ko ba noppi di laaj maire bu Ndakaaru bokk na ci stade municipal ba marché ba ci maison des femmes lii lépp di ay dige yoo xamante ni moom Abdoulaye Diouf Sarr defee woon na ko te matalewu ko ñu matale seen liggéey ñu mujjee leen teg loxo ñu ngi ci biir yéenikaay bi di critique mu ñuy xamal ne ab trafic de faux billets ñeent faussaires daal dinañ leen di teg loxo lu toll ci $2 milliards ci suñuy kopparu faux billets lañ daal di teg loxo police bu Diourbel moom moo amal li nu mel yéenikaay bi ba tey naan ñu bokk na ci ñoom benn nit boo xamante ne charlatan la maanaam ab sëriñ la moom moo doon garantir li nga xamante ni moom moo di cumbukaay yi bu gaa yi defee seen ñaawteef moo leen ko doon assurer police ñoom ñëpp la daal di jàpp boxo daal di leen di dugal ci giri bi ñeneen ñoo xamante ni boo moyu daañu leen dugal ci biir giri bi ñu ngi ci biir yéenekaay bi di Libération mu ñu xamal Poste Finance lu toll ci 1033 chèques lañ daal di amal ay chèques yoo xamante ni tong-tong lañ ko mën a tuddee ndax bokk na ci ay nit yoo xamante ni daal dinañuy faatu ci jamonoy Senghor ñoom ñooñee bokk nañ ci koppar gi nga xamante ni daal dinañ koy leble ni ki démb ay entreprise ak ay nit yoo xamante ni ñu ngi liggéeyee ci bërëb bii di poste ñu daal di bénéficier wu ci koppar gi ci anam boo xamante ni jaarul yoon yéenekaay bi ba tey di ñu xamal sûreté urbaine daal dinañuy démasquer bénéficiaire yooyu les chèques ak i financement bokk na ci business partenaire ñu daal di koy jagleel 55 millions Alamine multiservice 65 millions Général Entreprise 13 millions Samasa distribution ba ci ASC Consulting Charles yooyu yëpp doon ay entreprise yi nga xamante ni jox nañ leen koppar chèques yi tamit bokk na ci ay nit yoo xamante ni gaañu nañ ñu daal di leen koy jox mu mel ni que ni mbir mi jéggi na dayoo mu ngoog di leble bay lebal nit ñu faat duma ci wax benn yoon ndey ma ci mbokk auditeurs yi ñu leen di nuyu ku ci nekk ci sa tur ak sa sant di leen baalu àq di leen baal di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot di ñaan yàlla musal ñu ci musiba ak balaak deegu ñaaw yàlla musal ñu ci seytaane saxal ñu ci siraatal mustaqim sàmmal ñu sunu njaboot ñoom it saxal leen ci lislaam yàlla sàmmal ñu sunu Afrique rawatina sunu Sénégal ba mu doon réew mu neex réew ñu gëm yàlla réew ñu bëggante réew ñuy protéger wante réew ñu yéenante seen bopp jàmm ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu sénégalais yi nekk ci Europe ñi nekk fii ci Amérique ñi nekk ca Asie ak Afrique Océanie fépp foo xamante ne sénégalais ma nga fa tey di ñu déglu rek ñu ngi lay nuyu waaw di leen jéggalu nag bu baax bu ngeen di déggee loo xamante ne dañ koo wax te rafetlawul leen ko ñu ngi koy jéggalu bu ñu ci kenn mere di invité aussi nit ñi
bu ñu mënee di partager wala abonné sunu page YouTube nga xam ne www.youtube.com/rajo sunu kër FM bu ñu ci mënee abonné partager ko dina baax dinañ leen ci gërëm bu baax a baax tey nag waxtaan bi ma bëgg a def dama ko bëgg toujours sama waxtaan sax dama koy teg ci li nga xam ne mooy événement yi xew te c'est des événements à répétition parce que lii di xew yëpp ci sunu réew yi luy répété wu rek la ndeysaan te li ëpp ci lii di répété wu du lu baax ndax ñun dañuy def 1 pas en avant def 2 pas en arrière saa ñu defee 3 pas en avant sa xel sax du dal ndax dem nga avance mais yaa ngi xalaat ne mën na am nga def 4 pas en arrière pour delluwaat ci état initial ba nga nekkoon ça fait peur te loolu day tax sa esprit du tranquille soo nekkee jeune da ngay nekk risk taker li américain di wax a risk taker moo ko xam ne day jël ay risque maanaam li muy jël ci risque du xam conséquence bi pourquoi parce que peut-être amuloo dara dama mës a déglu benn interview benn rappeur bu ñuy wax rappeur bu mag la ma mën na bu turam rek moo gën mu ne bi muy nekk jeune dafa doon def yoo xamante ne tey buñ ko bëggoon defloo dafay ragal pourquoi parce que dafa am ay doom dafay xalaat doom yi mu am ak sacrifice bi mu am yëpp ak moom mënul imaginer nekkul ci monde boo xam ne dafay aar ay doomam yi nga xam ne ay xale lañu moo tax muy xalaat est-ce que li mu doon def moom moo ko tayoon waaw da ngay jël ay risque parce que boo deewee da ngay dee yow cundung amuloo kenn koo xam ne da nga koy xalaat ne amel nga ko àq da ngay xool ñi nga xamante ne seen waajur yi nekkuñu fi ak ñoom yàlla moo leen di sàmm waaye toujours seen conscience ñu ngi xalaat ne sama papa bu fi nekkoon dey lii ñu ma def du nu ma ko def lii ma dal du ma dal loolu la ñuy xalaat toujours da lay marqué day nekk benn empreinte indélébile ci sa conscience waaye yow it boo nekkee jeune doo xalaat sa njaboot sacrifice yi nu def yépp pour yow dugal la école te loolu sax moo mujj ndax partie bi gën a difficile ci doom mooy bu juddoo ba muy am ay juróomi at parce que moment la yoo xamante ne boo gëmmee rek musiba xew da ngay investir sur tous les plans da ngay investir ci yar ko da ngay investir ci jàng da ngay investir ci mu lekk wér da ngay investir ci mu bañ a feebar da ngay investir ci di ko protéger boo ko bëggee xam nag da ngay xool animaux yi bu ñu amee doom mën nga ñëw ñoom mën nga leen a def lu nekk waaye bis bu ñu amee doom rek dañuy soxor muy ginaar bi ci kër gi muy picc bi ci tàgg bi protéger seen doom da leen di jaral seen bakkan dama bëgg a wane rek importance bi mu am léegi nag rawatina nag nga investir sa doom ba mu tollu âge boo xamante ne da ngay yaakaar léegi ne jëmbat nga garab ba bëgg a jot fruit mooy maanaam créer un adulte productif dans la société ñu jekki-jekki ñu ne la dee na wala jël na ay risques yoo xamante ne rey nañu ko day metti parce que nit ñi li ñuy xool mooy xale bi dee na rek waajur bi sonnoon nañu ci moom waaye dee na déedéet man côté bi may wax c'est l'aspect économique dépense yi nga def le temps que tu as perdu en tant que papa ou maman xaalis bi nga doon dépensé te loolu yëpp gis nga buñ ko calculer woon say waajur ay millions de millions des dizaines de millions bu nekkul centaine de millions moom la ñuy dépensé parce que xaalis bu sew bi ngay xeeb rek boo ko dajale woon tey mën ngaa jënd oto bu bees
ci juróomi at yooyu nga xamante ne moom nga yoree sa doom parce que temps bi bu fekkee ne yow yaa ngi koy dépenser ci sa doom mënoon nga koo liggéey mu doon xaalis buy dugg sa loxo waaye teewul da ngay dépenser en plus de cela donc yow boo nekkee jeune nga conscient da nga war a xalaat alal boobu yëpp ak temps bi nga xam ne yëpp say waajur perte nañu ko nga sóoraale leen loolu boo ko sóoraale woon doo bàyyi ba def comme rappeur boobu bàyyi bay am doom doo nga xam ne yow boo fi jugee say doom dañuy sonn da nga war a xalaat say waajur ñoom ni ñu sonnee woon ci yow temps bi ñu perte yëpp alal bi ñu perte yëpp ngir yar la nga màgg am na ci ñoo xam ne ci réew ñu nekk da ngay dugal sa doom karaté da nga koy dugal basket wala nga dugal ko football par dimanche nga war a noppaliku nga dem ca terrain ba di ko seetaan di ko encourager rien que pour une formation psychologique rien que pour une formation sociale rien que pour que sa santé soit au top physiquement mu doon xale bu taxaw boo xamante ne du yambar temps boobu yëpp boo ko xalaatee yow jeune bi da nga war di tiit saa su nekk bul tiit pour yow kese maanaam bul égoïste ne parce que affaire bi man la awma doom awma kii su ma defee lii def lii man bu ma deewee après jeex na mais yaa ngi yàq alal boo xam ne say waajur ñoom ñoo ko perte pour yow tout le temps jeune bi dafa war di sóoraale loolu tout le temps jeune bi daf ko war di sóoraale man de alhamdulilah loolu laa mës a sóoraale sama àdduna même bu fekkee am na yenn yoo xamante ne ay erreur yoo xam ne def nañu ko ci sunu dund dafa ànd ak jeunesse mais dafa jara sóoraale yërëm say waajur ndax yow ndax li noonu am yow nga yërëm leen bañ ñu ñàkk la yow gis ni nu la bëggee ak coono gi ñu dal yow nga sóoraale indil leen ay souci bu la dara dalee moo xam sa tànk damm moo xam sa loxo damm moo xam da nga feebar nga entré hôpital ñu bàyyi lépp di jaabante sur le plan économique da lay rey te ñun suñu réew yi ñëpp dañuy jël ay risques moo tax may wax ne bu ñu defee benn pas en avant deux pas en arrière Esther Johnson dafa waxoon ne dafa mos a wax ne encourager sa jeunesse à s'instruire et à se cultiver c'est bâtir une société meilleure loolu la waxoon nee na soo fexee ba sa ay xale nga leen di encourager mooy maanaam nga leen di sawarloo ci mbirum jàng ak mbirum wut xam-xam mbirum jub am mbirum bëgg sa réew mbirum fonk sa bopp mbigum am respect ci nit ñi nee na bu boobaa yaa ngi tabax dëkkuwaay boo xamante ne moo gën ci ñëpp dëkkuwaay yi gën ci dëkkuwaay yi yaa ngi tabax réew moo xamante ne mu mucc ci ayib réew moo xamante ne day ànd ak sécurité ku ci nekk fa nga toll da nga fay am sentiment de satisfaction bokk ci réew mi xanaa xamoo am na réew yoo xamante ne ña fa nekk ni ñu kontaanee ci seen réew yi mënuloo ko sax xam dañuy sant yàlla bis bu nekk bi leen yàlla defee ñoom ñu doon citoyen dëkk boobu maanaam dañ koy tiitaroo te am na ñoo xamante ne ñeewuñu américain ñeewuñu ko te pourtant monde bi ñi ëpp ci nit ñi bu ñu yeewoo dañuy ñaan seen yàlla nañu ñëw Amérique waaye am na ñoo xam ne ñeewuñu américain yi ña dëkk Suisse ña dëkk Danemark ña dëkk Sweden am na yenn dëkk yoo xamante ne mooy les pays scandinaves là dañoo def organiser seen société d'une manière boo xamante ne ñeewuñu américain yi parce que nit ñi li ñuy ñee ci Amérique bi mooy l'aspect pécunier li ngay gagner ñu lay fay alal ju bari waaye ni muy ñëwee noonu la mën a demee nga mën a réaliser ay rêve yu doy waar
waaye li yàqu ci yow moo ëpp en tant que individu frustration bi ngay accumuler danger bi ngay traverser par jour jaralu leen ko léegi nag ñun yàlla daf ñu may une jeunesse ñun réewu Afrique yi daanaka fu mu toll ni boo demoon sunu réew yi ngay xool ñaata nit ñu ñuul ñaata xale lañu am daanaka xale yi ñoo ëpp mag ñi parce que ñun rythme bi nit ñi di deewee mag ñi dañoo sonn ci sunu réew yi mooy maanaam amul programme yoo xamante ne moom moo leen di toppatoo te pourtant xoolal bu ñuy xas accident li ñu koy xasee mooy da ngay jur sa doom ba pare boo màggetee mu yóbbu la ci nursing home yi mooy maanaam ci hôpitalu màgget yi pourtant loolu dañ leen koy tooñee rek waaye loolu moo gën jël sa maam wala sa baay mu dëkkoon ci kër gi néeg bi gën a rafet ci kër gi moom këram nga jël ko yóbbu ko ci puqis bi gën a bon doo ko sang muy xasaw xunnu doo ko brosse su fekkee dafa dem ginnaaw kër sax du am ku koy toppatoo ba mu set te ku ñëw ci kër gi ba koo seet nga koy nëbb ndax xasaw bu mu xasaw ndax néegam salte bu mu salte te mu nekkoon un homme élégant au moins ñii dañ lay yóbbu foo xamante ne yow ak sa ay ñi tolloo ak yow yéen a fa dëkkandoo lenn rek la ñuy ñaawlu mooy système bi moo demee noonu du ñu am jot sax pour ñëw seet si la ndax système bi fii ñëpp la njat soo amee 18 ans rek commencé na la njat mais ñooñu sax boo xoolee ci benn côté ñooñu tane yow da ngay dëkk ak sa waajur rek dëkk rek nga am ci moom waaye toppatoo woo ko au moins fële am na ñoo xamante ne ñoo leen di sang bis bu ne ñoo leen di brosse ñoo leen di laab ñoo leen di def lépp ñuy nice dañ leen di sax wat waaye nag sa doom dootoo ko gisati te nag ñi ëpp ci ñun nag gisatuñu sax seeni baay xoolal ñi nekk bitim réew émigré ji mën nañoo toppatoo seen waajur ca bitim réew mais gisatuñu seeni papa donc ñun ak ñooñu foofu ñoo ko nuroo li tax may comparer loolu mooy dama bëgg ñu xam ne li ëpp solo mooy say waajur nga leen di toppatoo waxuma yónnee xaalis de nga leen di toppatoo ndax xaalis bi boo leen ko yónnee mën na am sax ñu nekk ci foofu ñoo koy coop wala ñu ñëw nangu ko ci ñoom doo ci mën dara parce que ay mag lañu yàlla daf ñoo may chance ñu am jeunesse te jeunesse mooy renouveler une génération tubaab yi dañu wax ne une génération est égale à 25 ans waaye jeunesse moo koy renouveler te ñun li ñu am ñun xamuñu ko ñun ñooy le bras du monde parce que li nu bañ yépp dans beaucoup de sports en Occident ñun la ñuy recruter dégg nga ci entreprise yu bëri ñun la ñuy recruter en Occident même dem nañu ba nga xamante ne même pour le renouvellement des générations en Occident ñun ci ñun lañu ko yaakaar te ñun suñu jeunesse bi nga xam ne moom la ñu yor ñu nekk ci suñu réew yi dafa mel ni du ñu mën a développer une politique boo xamante ne dina mën a gérer jeunes yooyu ba dañu leen di bàyyi ci mbedd mi ñuy rayante ci loo xamante ne jarul sax nga rey melentaan ñu naan ay nawetaan yow nga yore benn équipe nationale boo xam ne mënut a sax gagner Coupe d'Afrique yow ngay rey sa bopp pour équipe koñu nawetaan nga xam ne coupe bi jarul 100 000 francs jaru ko te boo ko gañee mënuloo fexe ba entrer dans l'histoire parce que sa location géographique taxul kenn identifier yow li nga gañe mooy lan ñu jël xale yi gëmloo leen yu demee noonu ba bu ñu nee stade Demba Diop la tey bu subaa ñu ne stade Ngalandou Diouf diggante nee nañu ñaari équipe yu doon football équipe match nawetaan demi-finale caw leen xawma ak ASC Jiif loolu daal la ñu wax ñuy kii ba miir ba daanu sax am benn xale bu dee am ñu bari ñu ci gaañu ay policiers sax il paraît que gaañu nañ ci rien que pour dire que ni
ñun li nu am xamuñu ko léegi boo xoolee Sénégal violence bi dafa bari ba pare multiforme maanaam ñun nekk guñu une société qui encourage sa jeunesse à s'instruire nekk guñu ko yegg guñu sax ci buntu bi parce que boo xoolee dégradation sunu éducation bi moom moo lay wan ne nekk guñu ci yoon dañuy dellu ginnaaw amatuñu ay étudiants yu am xam-xam comme bu njëkkoon maxalla boo ñëwee jël ay perturbateurs boo jëlee ay perturbateurs ay anciens grévistes ñooñu ñoo nekk ci opposition bi bëgg a jiite réew mi ñooñu ñoo nekk ci pouvoir wala doon ay ministre mais kan ngay négocier bu njëkk ba gars yi bu ñuy négocier ay personnes yu civilisées lañ doon négocier ay ñoo xam ne dañuy xalaat ne ñoom nekkoon nañ ci position bi ñu teg leen ci ay conditions yoo xam ne amul grève ba ñoom ñu jàng doon ministre tey bu ñuy wax ak étudiants yi wala ñuy wax ak enseignants yi syndicat enseignants yi dañuy wax ak ñoom avec beaucoup de respect mais boo jëlee ay perturbateurs pour en faire des leaders politiques dans nos gouvernements à l'Assemblée nationale dans les ministères mais sëñ bi day doy waar mais li ngay am mooy des personnes violentes yoo xam ne ñoom ñoo yore autorités yi ba pare yore doole ji ñooñu du ñu am yërmande ñooñu du ñu ko am te ñun jeunesse bi ñu am en Afrique am ko au Sénégal li may rêvé mooy gis xam naa man dañu war a am sax ay président sociologue ah parce que ñoo xam ne dañu ne politique laa jàng wala ay avocat laa yooyu doyatul il faut que ñu am ay président sociologue ñoo xamante ne dañuy sóoraale la société les jeunes Amérique par année day maye ay visa yu dul jeex ngeen defe ne yooyu pour dimbali kenn la boppam lay dimbali ñoom seen bopp la ñuy dimbali ñoo la gën a xam ne élèves yi ñuy may ak étudiants yi ñuy may ñuy ñëw jàng fii danañu fi am jabar danañu fi am ay doom danañu liggéey économie bi di dox te duñu xëccoo seeni pouvoir parce que dafa am lenn lu làqatu ci suuf beneen boobu mooy duñu xëccoo seeni pouvoir bay exercer seeni réew am da loolu beneen mbir la bu làqatu ci biir parce que mbirum émigration loolu moo ci neex mooy da ngay bàyyi nit koo xam ne dafay ñëw liggéey yow ngay fay sa ay retraite te mën na fee am ay doom renouveler sa population waaye moom bis buy màgget boo moytul mu dellu réewam maanaam du doon menace ci yow sur le plan politique mën a gérer sa réew ñëw di xëccoo ak yow place bi du ko def ñun nag dañoo am ay jeunes waaye sunu jeunes yi dañu leen di bàyyi ñuy dee dañu leen di bàyyi ñuy verser wu dans la violence dañu leen di bàyyi ñuy màgg amuñu liggéey di daw jàng mujj doon ay agresseur ci koñ bi dama doon seetaan benn vidéo bu ñu ma yónnee def naa démb laa ko gis démb ci banlieue bi waajee ngi filmer di ñu gis benn borom moto boo xamante ne gars yi xale yi dañoo yore seeni jaaseeg seeni yu kenn xamul di daw ci tali bi ba dajak benn borom moto song ko dem ba ci car rapide bi wala bus songu leen pour nangu ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir xam naa seen portable yeeg seeni kalpe xam nga condition yooyu bu ñu demee ba ay jeunes ñoo koy def ëpp la doole gën laa dëgër amatuñu loo xam ne ay activités yu nu mën a def liiratuñu livre gars yi léegi seetaanatuñu sax télé seeni téléphones yi la ñu nekk boo gisee lu tax booy yi di wut téléphone mooy léegi téléphone moo xew TikTok bi moo xew Instagram moo xew Facebook moo xew te ñoom foofu lañ ko bëgg a xoolee ñoom talatuñu ay Booba et Frisket yi ñu daan seetaan ñun ay le tour du monde en 80 jours gars yi liiratuñu ay livre Camara Laye de gars yi seetaanatuñu télé seetaanatuñu débat wala léegi loolu yëpp léegi nag ñoom fi ñu koy seetaanee mooy ci téléphone yi moo tax ñu bëgg téléphone nit ñi te jaral na leen ñu rey leen ci violence boobu nga xamante ne nag nit ñi dugg nañ ci ba mujj doon ay agresseur man de maa ngi rêvé
politiciens yi jublu si te pourtant politiciens yi mën nañ ko régler de maa ngi fi wax démb di wax ne le service militaire obligatoire am benn ancien militaire bu ma doon waxal mu naan ma loolu xam naa gars yi bëgg nañ ko mais amuñu budget bi mais caisse noire bi mën na def lépp sëñ bi mais caisse noire boo xam ne chaque jour ñu ngi lay wax ay budget ñaata 3000 milliards 1000 milliards mais loolu war na ko mën te waxuñu leen nag ñu teg ñu ay conditions comme les militaires américains mais au moins une formation militaire boo xamante ne dafay inculquer jeunes yi discipline te loolu la daara yi di def daara yi moom la ñuy def ci xale yi ñi génn daara yi dañuy yaru am na yoo xam ne boo leen ko waxee du nu mer man loolu laa seetlu ñi dem daara ak ñi jaar armée discipline bi ñuy am civil bi du ko am te pourtant civil yi la ñuy woo bu ëllëgee ñoom ñu bëgg a doon président de la république loolu moo waral intolérance bi am ak violence bi nga xam ne moom moo nekk ci nit ñi ñàkk koo teel a dindi moo tax maa ngi invité politique yi lii nañu ci réfléchir de kenn nekkul nag en sécurité kenn nekkul en sécurité kenn nekk ko parce que tey bu agresseur yi di def seen violence politiciens yi ku ci am problème ak politicien bi jiite réew mi nga créer violence te loolu bokkul ak violence bi nga xamante ne moom moo nekk dans le monde du sport saawaay muy mbirum lamb ji xoolal bërki démb li xew ñëpp toog di xaar ay lamb buy am ak sénégalais yi ni ñu bëggee lamb ay nit ñëw di dóorante ay yat ba lamb ji yàqu xam nga yooyu c'est de l'indiscipline te ñooñu nga xam ne ñoom ñoo leen di révélo du ñu ay champion parce que wax naa leen ko fi ba tey gis nga amoon na ay fukki at ci ginnaaw ma leen koy wax ma ne leen ñoom dafa mel ni bëgguñu xaalis yow MMA bi mu ngi fi loolu laa leen doon wax ca jamono léegi nag dugg nañ ci ma ne la UFC bi mu ngi ci bu fekkee ne dëggantaan yaay guerrier nga sanguinaire nga mais dugal ci yooyu ngeen ñëw xeex fii def ay combat am xaalis révélo ñu sax encore une fois mais ay ñaare ne ñooy bëri di lëwtoo di dem di jéggi saaku yeeg ku ci nekk di jaay garaaw ak sanguinaire buñ la laalee rek nga daanu ñu ne jeex na c'est trop facile léegi nag il faut que ñu moderniser ko nañu leen wutal ring boo xamante ne kenn ku dem ci saaku ku dem da ngay dal ci buum en plastique asafurla en élastique nga dellu si waat ci làmb ji ba kenn daanu nañ ko def sax ay round mais da ngay préparer benn combat pendant ay at nga ñëw 1 minute ñu ne jeex na après ñu ne kii mooy champion bi moo fi mën amuñu benn champion amuñu ko sport bu con la ñu yore très sérieusement wala boog ñu génn ci xaalis bi mu nekk ay fo parce que man xamuma loolu ne sport la sport compétition bi moo ci war a gën a mën a metti mais am na ci koo xamante ne yambar lay doon bu nu koy laal rek mu daanu ba pare lekk million gars yi wala lu la xusi rek nga ne ñu arrêté mais c'est du n'importe quoi léegi nag violence bi nga xam ne moo tourné toutes ces sortes de violence là yi nga xamante ne tey moo nekk ci sénégalais bi moom moo indi sax léegi xoola maa mën yi dañ ciy yóbbu violence bi mooy liggéeyante bi nous avons une société très violente moo ne nit ñi dañuy yam man damay wax souvent ne wéruma man loolu dama koy wax parce que ci yi ma jaar boo wéree day doy waar mënuloo wér stigmatisme yi nga xam ne moo nekk ci ñun suñu conscience ba ñu nekkee gune ba mag ngay gis ay personnes qui te sont très chères disparaître tragiquement wala souffrir te mënuloo ci dara nga gis un pays boo xamante ne tu rêves que ce pays soit le pays le plus développé ngay gis ay nit di dee ci àll bi ñu la koy wan te tubaab bu deewee kenn du ko wane ci internet soo ko defee Facebook sax day tëj sa compte mais boo wanee ay nit ñu ñuul ñu dee c'est comme des mouches kenn du la faale ces violences là yooyu boo ko dee gis mënuloo normal
nga gis ay nit ñu mel ni yow di fen pour diriger la di fen bu ñu ñëwee ba ñu jox leen opportunité ñu war a soppi mbir mi ñu continuer di fen da ngay mujj dem ba yow mi leen di déglu di leen seetaan fen dootul doon ci yow dara maanaam day nekk mbir mu normal quoi te yaakaar ngay am nga seetaan ay politiciens yoo xamante ne seen jaay guerrier bi yépp bu ñu nekkee ak ñun la mais bu ñu demee ba jàkkaarloog ñi nga xamante ne ñooñu teg ñun li ñuy dund bokk nañ ci ñi lañ ko teg parce que nag li ëpp li nga xam ne moom la ñuy dund ñun ñoo ko teg suñu bopp mooy ñàkk fulla gi ñu ñàkk fulla ñun loolu mooy nga teg ko sa bopp parce que bu benn waay fekkee la ngay dóor sa bopp bu la dóoree doo ko yëg parce que yaa ngi dóor sa bopp ñun nag loolu la ñuy def ñun ñooy agressé sunu jeunes yi moo tax sunu jeunes yi bu ñu demee Occident dañ leen di agressé duñu ko sax duñu faale dañuy ñàkk fayda parce que ñun sunu réew yi lañ leen di commencé agressé da nga bëgg a xaru waaw xarul bàyyi ko mu dee dafay xaru bàyyi ko mu dee xaar ma ndil la paaka te xamuñu ne kooku mën naa am problème psychologique bëgg a rey boppam waaw mais nag soo nekkee sa jeune boo xamante ne da nga koy encourager pour mu am xam-xam da nga koy encourager pour mu baax kooku day bëgg boppam day gëm boppam parce que danaan kii day li nga xamante ne moom la gis ci man ba tax mu may encourager kon man war naa doon une personne très importante xaar ma def ndànk mais Sénégal dañ lay tuutal di la tuutal ba dootoo am self estime benn booy bu rafetee sax benn xale bu ndaw nekk xale bu jigéen rafet dañ koy fooy ne ko sax da ngaa ñaaw ba mu gëm ne malgré sa beauté bi ko nit ñi di wax moom dafa ñaaw te booboo gën a bon nag mooy mental slavery bi Bob Marley doon wax emancipate yourself from mental slavery ba muy wax mooy bis boo demee ba jàpp sa biir bopp ne yow jaam nga kenn mënatulaa def gor te tubaab yi loolu la ñuy jéem a def ci ñun nag dañuy xeebloo suñu bopp sa yaram bu rafetee dañ lay ignorer ba nga defe ne yow sa yaram bi amul njariñ sa xam-xam lu mu rëy dañ lay ignorer ba nga dute ne am nga xam-xam loo baax dañu lay snobé ba nga defe ne yow baax amul njariñ léegi nag loolu la ñu dugal ñun suñu culture loo talentueux ñu ignorer la mais nag boo deewee rek nag ñëpp génne yu baax yooyu maa ngi dégg waaw dégguma ko maa ko déglu Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum mu koy wax nee na Sénégal mën naa juum sax ci ni mu ko waxee dëkk boo xamante ne bu naqaree dund la waaye bu neex a dee rek gaa yi yëkkati la gaa dañuy bàyyi ba nga dee ñu lay doog a yëkkati te loolu amul benn signe d'encouragement bu mu am pour cette jeunesse te jeunesse bi dafa bëggoon a gis ay nit ñu leen di sargal ñu leen di roy pour mel ni ñoom tey ñi gën a successful ci sunu réew mi ñu leen di wane ci télé bi man su ma bëggoon dem ci télé pour wax ni duñ ma bàyyi ma dem am na ñeneen ñu ma ëpp xam-xam tamit ñu bëgg ñu leen di jox ay émission ci télé yi wala ñu leen di reprendre te duñu ko def te pourtant ñi nga xamante ne ñooy def yëfu con jànguñu jonguwuñu amuñu xam-xam amuñu moralité pourtant c'est ces personnes là yéen ñiy jël léegi def leen ay icône royukaay pour xale yi moo tax écrivains yi génnatuñu ci télé yi moo xam journaliste de renommée yi réer nañu dañuy yàkkamti sax retraité ñëw dem benn dëkk toog foofu jàpp seen ñàmbur am nañ ay journalistes yu mag yu leen doon révélo ay jamono ñu ngi ci diaspora bi toog waxatuñu parce que léegi ay comédiens yëpp la ñu jël pour en faire des journalistes ñuy golo lu ci plateau de télé yi bu ñu demee nag ba commencé am xaalis léegi nag dugg dans la mystification di wane seeni gëm yàllaak wala ay musiciens yu retraité ñoo xamante ne place yi ñuy màggee yàggee fa yëpp mooy fu ñuy nangee sàngara ak fu ñuy cagatoo léegi nag ñooñu ñëw dellu si léegi dugg dans la mystification di la wan ne dañoo soppeeku pourquoi ñu soppeeku parce que amatuñu doole mënatuñu way rafetatuñu amatuñu taar ñu ñëw di nax population bi fecckat yi daan génne seen taat yi ñi daan juutu ñëpp dañuy versé wu dans la mystification di wane ne soppeeku nañu di kaalawu bàyyi naa way bàyyi naa tëgg sabar bàyyi naa fecc
waaye ñi nga xamante ne yooyu yëpp jaaruñu ci dañoo mos a doon exemple duñ leen a mos a jox chance de visibilité ndax loolu moo waral sunu population bi mel ni mu mel ñuy fal ñuy fal ñuy jox doole ñuy jox doole ñi discipliné ñu leen di moytu dem nañu ba dugal ci biir bopp nit ñi di wax ne militaire waru la mën a jiite réew mu toll nii sunu réew yi ngay gis nii bëgguñu militaire jiite ko de bëgguñu nitu daara yi jiite ko de te pourtant ñooñu la ñu def ay formation yoo xamante ne mën nañoo muñ am nañu yërmande ndax militaire mën nga ko dóor sax du la def dara parce que xam na ne bu la laalee nga dee jàngal nañ ko ni ñuy reyee nit ak loxo mais ay indiscipliné ñooy jàng ci école yi dem université doon ay grévistes ñun ñooñu la ñu bëgg nag ñëw léegi xolal ñoo xam ne du ñu muñ dara amuñu yërmande du ñu muñ ñu ne léegi nag ñooñu parce que mun nañoo jàng làkk français déglul dëkk yëpp ku ci nekk yaa ngi seet sa làkk nga ciy entrer dans la science ci sa làkk mais ñun fu mu toll ni su ma bëggee gars yi xam ne ndax man am naa xam-xam damay làkk français ah loolu moo tax des fois may làkk français nii des fois moo tax may jekki-jekki làkk français benn bi mooy li may wax su ma ko waxulee en français mënu ma ko wax en wolof moo tax ma wax ko en français parce que ci laa ko jàngee ñaareel bi mooy wane nag pour wane ne jàng naa tuuti wallaay parce que ñun nit ñi bu ñuy seet naka la ñuy def pour ci seen làkk ñu mën ci defar ay oto mën cee defar ay moto mën cee defar ay computer mën cee defar ay maanaam fertiliser ci ay tool ndax ay baykat lañu mën nañu créer ay système yoo xamante ne ndox bi day ñëw ci seeni tool bu nit ñi di jàng loolu ñun ñuy jàng français ñi may waxal dañoo bari am na ku ma ci doon waxal rek semaine bii nii mu ne ma Sénégal bu nit ñi di jàng loolu yëpp ñun français la ñuy jàng quoi naka la ngay làkkee français naka ngay articuler parce que Senghor la ñu ko royee parce que sénégalais day roy moo tax wax naa leen ñu naan la ay sa loxo ndijoor bi bu joxee sa loxo càmmoñ bi bu mu ko yëg bu ñu continuer loolu lu bon rek la ñuy roy faaw lu baax li ñu koy wane tamit de temps en temps waxuma nag ñii di puukarewu de mais na nit ñi gis ne sénégalais dañuy am xaalis tabax jàkk ñu ne ku tabax jàkk ji ñu ne sunu sëriñ diw moo maanaam monsieur diw moo ko tabax daara ji kan moo ko ubbi ñu ne monsieur diw moo ko ubbi ma nga France waaw nit ñi màgg di roy ñooñu parce que de toute façon quel que soit alpha nit ñi dañuy royaati léegi nag roy koo xam ne lu baax lay def moo gën roy koo xam ne lu bon lay def te ñun ñi ñuy def promotion ñu leen di roy ñëpp mooy saay-saay si nekk ci télé bi di dof-doflu moo tax man télé Sénégal li ma koy seetaan bëriwul quoi parce que ay con rek ñoo ci ëpp waaw ñi am xam-xam ñi sax buñu leen andee ku con moo leen di interviewé mujj gi day doon loo xam ne doo ci jëlee xam-xam quoi waaw doo ci jëlee xam-xam parce que waa ji am na xam-xam mais koo xam ne amul xam-xam moo bëgg a wax ak moom muy wax ak moom ay waxu dof fu ñuy jëlee xam-xam fu ñuy jëlee lu ñuy jàng fu ñuy jëlee lu ñuy roy maa ngi seetaan benn jeune comédien laa ñu koy laaj muy wax beneen comédien boo xamante ne moom ci télé bi golo lay def mu ne man foofu laa teg sama bët mu ne moom ci waajooju la teg bëtam quoi gis ngeen ni mu mel mais c'est vrai parce que kooku ci yëfu conneries yi muy def yëfu dof yi ci la demee ba nekk ci télé yi nekk ndaanaan am ay jabar di noos mais yow boo nekkee jeune comédien yow loolu ngay wut je n'ai rien contre la comédie contre les comédiens mais un comédien mënu la nekk journaliste un comédien du nekk ci télé bi du matin au soir affaire bi entertainment la Youssou Ndour nekkul ci télé bi rek di ñu way dafa ko entertainment dafa am moment bu muy am sa vie lépp mënut a nekk entertainment sa vie lépp mënu koo nekk day am moment booy liggéey ji moment booy jaamu yàlla moment booy nekk ak sa famille moment booy def sport moment booy def culture jàng wut xam-xam bu loolu jeexee nag après nga am moment de distraction bu tuuti
parce que naanuloo sàngara gars yi naan sàngara moment boobu mooy seen moment entertainment. am na ñoo xamante ne bu ñu liggéeyee ba ngoon am na sama benn xarit bu ma doon liggéeyandoo benn jigéen loolu la ma wax lay def moom nee na su ma wàccee ba pare jël sama benn mu ne ma damay teg sama table taal télé bi teg sama benn butéelu wine teg sama tànk ci kaw di relax nee na moom loolu bu ko defee rek addunaam day neex li mu sonnoon yëpp ci journée bi dañ na mais am na ñoo xam ne loolu sport la leen koy defee sport moom lañ koy defee ku ci nekk am na lu lay distraire mais bëgg a dugg ci programme yoo xam ne distraction boo zappé benn télé dem beneen boo jugee ci benn con dem ci keneen toute la journée nga yàq ko loolu manque d'éducation la loolu boo ko dee dund mënuloo dugg ci waxu Esther Johnson njee dugg léegi nag politiciens yi nga xamante ne lii fait divers la bu xew ma bëggoon ci accès waxtaan bi Macky Sall def benn sortie aussi ci mbirum virus Omicron bi génn muy ci benn daje bu ñu daje woon foofu ca Sénégal muy wax ne bu ñu def Afrique du Sud un deuxième apartheid maanaam isolé leen xam nga Occident loolu la gis nga Occident moment bu mu am parce que dama leen di wax benn affaire ngeen xam ko gis nga tubaab suy activé wu pour éliminer la rek c'est parce que tu es un vrai concurrent c'est parce que tu as de la qualité te loolu Cheikh Touré wax na ko sur le plan politique la ko wax mu ne su Occident saa yu lay applaudir sa leader rek xamal ne mu ngi wor peuple am pour bénéficier waa Occident pour jàppale waa Occident waaye bu la Occident waxee ne baaxuloo rek c'est parce que yaa ngi privilégié sa dëkk moo tax ñi baaxoon seen dëkk téye ko ñooñu fu mu toll nii ñoom ñëpp boo leen seetlee ay terroriste lañ leen jiiñ wala ay dictateur ñi ku wax noo rek ci bañ a joxe say ressources naturelles et minières moom dictateur lañ lay maanaam boo dóoree benn waay sax ñu ne la dictateur nga amplifier ko ñoom noonu la ñu mel léegi nag ñun ñoo war a valoriser waaye man li ma ci jaaxal mooy maa ngi applaudir Macky Sall loolu mu wax de parce que au moins wax na ko parce que man loolu laa gëm loolu mu wax noonu moom laa gëm moo tax maa ngi ko ciy applaudir waaye fi mu ko waxee moom moo amul sens ci man su ma sañoon ci ay bu ñu la invité meeting seen G yooyu ñuy def G7 G5 wala G8 nga xam ne ñun ay figurant la ñu fay toog dañuy ñëw rek pour masquer affaire bi wane ne ñu boole nañ leen ci parce que bu fekkoon ne boolewuñ leen ci day mën na créer sax ay guerre mondiale parce que ay bloc lay créer ay frustration lay créer léegi nag il faut que ñu inviter les minorités des autres nations ñu ñëw ñoom meubler affaire bi ñu jox leen kàddu ñu nuyoo waaw mais ñun ñu ngi ko woote pour ñun juróom ñii ñooy signer ay convention ñooy dimbaliwonte ñoo dul laale terrain yi nga xam ne la ñuy exploiter nit ñi ñun nañu fexe ba bu nu fa laale ndax ñun bu nu laalee rek àdduna bi tukki Angleterre ak France bu nuy saagante du ñu laalante de Amérique léeg-léeg mu xas waa France ba ñu ne rap waaye du ñu laalante de du ñu laal Allemagne waaw du ñu laal Angleterre Siin moom dañuy gëmm ñoom bañ koo sax gis waaw léegi nag bloc yooyu nga xam ne foofu la ko Macky Sall doon waxee ñoom dañu war a créer seen bopp booloo Afrique de l'Ouest mën nañu booloo mën nañu liggéey suñu biir doomu réew yi jàngi gis nga Italie gii ngay gis nii du italien fa nekk ñoo ko tabax de immigré yi demoon ñoo dellu si liggéey créer ay entreprise milliardaire italien boo ci gis laaj ko fan nga émigré woon ba nga nekkee jeune léegi mu wax la ko am na ñoo xam ne ba tey bàyyiwuñu ñu ngi teg benn tànk Amérique teg benn tànk seen i dëkk ñun nag boo nekkee bitim réew dañu lay def ennemi na nga ñëw rek mais amuloo benn droit de parole waaw bañ na ko ba ñun comme étranger waaye yow dem bitim réew def lu la neex ba pare ñëw fi bëgg ñoo wax li ñuy def duñ ko nangu ku ci nekk sa biir famille am nga fa ay ennemi pourquoi parce que rek yaa ngi bitim réew violence boobu violence familiale la tamit
wala violence bi du jeex c'est à tous les niveaux dañu war a toogaat nag delluwaat tuuti ci yàlla xam ne yàlla ku ci nekk daf la teg ay nattu te àdduna bii du noppaluku kaay te àdduna bii du noosu kaay loo bari alal bu alal doonee sa problème bu la ko yàlla joxee nga xam ne am nga yeneeni problème bu xiif doonee sa problème bis boo suuree am beneen problème ndax gaa yi suur sax suur bu ëpp boo ko day def da ngay am yeneen feebar yu ciy génne je te le dis suur bu ëpp sax boo ko amee am na yeneen problème yu ciy dérivé comme ñàkk gu metti ni mu ñuy indee ci yeneeni problème am alal noonu la lay créer yeneen problème maa ngi koy wax fii benn jour na may Michael Jackson baal àq billaay yàlla na ko yàlla yërëm sax waaw mais lan moo ko tax lan moo ko rey bëgg a nelaw alal ju bari mais moom nee na du nelaw quoi ba mu jara ko mu dem wuti ji docteur nga xam ne daan dem di corrompre sax ay infirmier pour am garab gi nga xam ne moo koy nelaw loo ndeysaan parce que bi mu dee def nañ ay enquêtes yu bëri ay infirmière di wax ne man bañ ma fa yónnee daf ma doon bëgg a may xaalis pour ma jox ko tel garab mu dem ba mu jaral ko léegi mu dem embauché benn docteur boo xamante ne li mu koy fay ci alal par weer mën na 50 millions par weer 50 millions CFA par weer pour mën a nelaw pour kooku légalement di ko prescrire garab googu di ko def par voie intraveineuse comme ça moom muy mën a nelaw bu profond ndeysaan nga xam ne alal ku ci nekk ak sa problème am na ñoo xam ne problème mu alcoolisme la ñu am ñi problème mu drogue man sax dama naan seen alal yooyu su ma ko amoon ndeysaan moo ko amoon ay jàkkalaa ci tabax defaraat ci daara yi billaahi yàlla xam na ko à moins que nag yàlla nattuma man ci li ma gën a bëgg waaw bu ma ci nattuwulee man xam naa fi may yóbbu xaalis bi waaw mais nag nattu moom dafa am ku ci nekk moo tax pour àdduna bi bañ a doon noosukaay moo tax am na ñoo xam ne yàlla bala mu leen di jox alal day bàyyi ba ñu màgget ba ñu jëm mag mu leen di jox alal parce que bu leen ko joxoon ci jeunesse musiba am waaw nañu seetaat suñu bopp daal defarwaat man li tax may rappelé wu toujours Sénégal on est une exception dans le monde tey boo laajtoon Sidi Bouye fan la dëkk mu wax la ko billaay dina am ku may xam ci koñam ak lu mu sori wala ay mbokk ñii ñoo bokk maam ñii ñoo bokk koñ ñii ñoo bokkoon école xamante ñun ñëpp xamante nañ mais dañuy dem bu ñu nekkee ay position de confort rek di dof-doflu di fàttelu quoi mais dañuy xam de mais dañuy fàttelu quoi oh fàtte naa la des fois ay nit dañu may wookat dañu may woo xam ma man xam naa leen de mais ñoom ñu ngi defe ne man xamuma leen quoi yow loo xam ne dafa yàgg man bi may taxawaalu fii ak sama tànku tic-tac yooyu dafa yàgg di def ay tànku neen di ngembu sax boo demee dafa yàgg naka laa mën a fàttee ñooñu ñoo màggandool ñi nga jàngandoog ñoom école moo tax moo lay wane ne gars yi dañuy dof-doflu di fàttewuñu tous ñun ñëpp ñoo bokk réew mi bu ñu ko defaree mun nañoo am benn société boo xamante ne dañuy nekkandoo benn di dimbalante du ñu ñàkk dara caisse noire bi bu ñu ko vidé rek bañ ko def noosukaay léegi réew mi jag lu leer laa la wax parce que ba tey ñu ngi leb fayeguñu li ñu leboon mais li nga leb boo ko defee ci ay infrastructure mais gars yi kenn du ko ñëw di ko nangu nag mais yow yaa koy jël ñu jox la ko ngeen séddoo ko seen biir ñemewu leen ko sax denc ci biir réew mi ngeen joxaat ko tubaab yi ñu ciy tabax ay pont di ci yokk seen tali yi di gën a ñuulal tali bi di def ay recherche sur des maladies pendant ce temps yow ay maladies 10e siècle moo lay rey ay nit di dee pour xiif ci monde bi mu toll nii nga denc ay milliards yoo xam ne réew mee ko moom mënoon nañ ci defar ay centres sociaux mënoon nañ ci financer ay projet ay bay mais ñu jël suñu suuf yi di ko louer tubaab yi waa Israël waa Émirats arabes ñi nga xamante ne seen dëkk yi amuñu ndox amuñu sax géej ñooy ñëw andi seen bateau yi di napp suñu jën yi ba ñun lekkatuñu jën yu baax amatuñu tool yu baax amatuñu terre irriguée
bu ñu paree bay teg ko ci ay wagon yóbbu port teg ci bato bi yóbbu mu dem am ñoo xam ne ay avion la ñuy gaare sol ci li ñu soxla dem seen yoon duñu leen sax gis ba pare nga ne da nga jiite réew c'est doy waar ah c'est très doy waar wallahi c'est très doy waar ñeemale foofu waxtaan bi comme que def naa benn waxtu Sidi bu boo amee loo ci bëgg a yokk ma jox la wala Issa Diakité mu ngi ci ligne bi bu ngeen ci bëggee yokk dara baax na waaw yow defe naa fi nga waa acca demal dama changé téléphone. dama Skype bi xamatuma ban compte daal après finalement ci compte bi dama yóbbu. waaw xaaral ma dugal la parce que waaw un instant bul coupé. D'accord. nu mu tudd Issa Diakité da nga ciy yokk dara wala da ngay déglu rek. Sidi bu un instant Issa kii ma dugal la fee. nga Sidi maa lay ziar bu baax. ñu ngi lay delloo ziar Issa. di nuyu auditrices yi di nuyu ñëpp di leen ziar mais Ndiawar Afrique duñ dem. Afrique duñ dem quoi. parce que am na lépp Afrique am na lépp mais suñu njiit ñi njiit ñoo gëmuñu lu nekk ñoom. ñu ko gëmul. gëmuñu ko parce que on a tout. c'est ça. on a tout. pourquoi léegi même ñëpp kii yëpp européens yi américains yi tout le monde léegi ñi daw Afrique pourquoi lan moo tax ñi def loolu ñëpp xam nga foofu avenir foofu la nekk. mais ñu ngi jiital ñoom gëmuñu ko bëgguñu Afrique seen intérêt rek. leneen zaare quoi parce que man loolu la dafa metti quoi franchement man fi laa nekk France laa nekk de su ma sañoon tey sama Afrique moom on a tout quoi on a tout lépp am na lépp quoi lan moo tax bu léegi mun ñu dem lu tax duñ dem. question boobu lan moo tax duñ avancé. jërëjëf. di leen bëggee. di leen zaare bu baax Sidi bu yow ma jox la kàddu gi. waaw sëñ Ndiawar. waaw. maa ngi nuyu. ñu ngi lay fay. di nuyu si Issa Diakité bi génn léegi. ak say auditeurs ak auditrices yëpp. nga baal ma nag xaw ma ndax tey dinaa guddal wala dinaa gàttal. waaw guddalal am nga waaw mën nga wax demal. ma dem de demal xuusal waay Oustaz xuusal waay. non Oustaz bi tey yow la de dégg naa sa waaraate bi. taay damay waaraate de waaye yow bañ leen ma moytu rek bañ leen ma moytu. ma ne la yonent bi moo wax ni jotal leen ci man su fekkee sax aaya la même su fekkee benn moo la. walli hu anni walaw aaya donc nag soo si waxee dara rek oustaz nga. macha allah. waaw si kii sëñ Ndiawar man kii affaire violence bi. si laa bëgg a wax. parce que vraiment ça me fait très mal. et puis tamit dama tiit. jar naa tiit de. oui dama tiit te puis fu mu nekk nii conditions yëpp daje nañ pour que ça explose quoi. parce que xam nga toujours mbir mi quand même si état bi lay jógee te état bi wane ni quand même ñoom géré tuñu fu mu nekk nii ku seetlu di nga xam ne état géré tul c'est-à-dire amatul pouvoir si kaw ñi muy administrer waxuñu nga noot nit ñi ba duñu noyyi. wante da nga war a am benn rigueur. am benn fermeté. mais malheureusement loolu amatul. te tamit nag ñun dañu mën roy. ñun sénégalais yi. wallaay. xam naa dina am ñoo xam ne duñu kontaan si sama wax mais nag mbir tamit histoire pour jàngat la. gis nga li fi jaar au mois de mars. loolu conséquences yi ñoom ñooy nekk ni di dem. dëgg la. il faut nag ñu xool ko d'une manière très profonde mooy que c'est un Sénégalais qui a un problème avec une Sénégalaise. La Sénégalaise l'a porté plainte nit ñi di wax naan est-ce que waa ji dem na fa wala demu fa mu nekkoon déjà benn questionnement est-ce que dem na fa wala demu fa waa ji génn
dëggal ni dem na fa wax condition yu mu fa demee te condition yëpp si borom xel laay wax de waxuma nag koo xam ne ku passionné wala ku bëgg ku objectif waa ji wax ni que urgence médicale la am loolu moo ko fa yóbbu te foog naa ni kenn mësul dégg lieu boobu ay infirmiers ñoo fa nekk wala ay médecins ñoo fa nekk jusqu'à présent te tamit ki ka jiñ tamit du infirmière ki moom foofu tamit du infirmier du médecin kon nag ay désir personnel moo ko fa yóbboon natt fekk ko fa ñu jiiñ la nga waroon mën a am benn profil bas nangu li yàlla dogal ci yow nga dem nga wuyu wante nga woote na nit ñi na leen jaral seen bakkan nga ne te li nga wax ni du lu ndaw parce que ñoom politiciens yi ñoom ñooy xeex te ki ngay xeexal xamuñu fan lañ koy jaaree moom moo nekkoon seen benn mbër bi ñu yaakaaroon léegi mu def yëfu cuune parce que comme que nee nañ éliminé na ñaari candidat kii moo fi des kii moo war a mën ëpp làmb ji moo war a nekk seen Balla Gaye exemple mu ñëw moom mu def yëfu cuune léegi nag ñu ne nag non comme que non kon làmb ji day tas loolu su affaire bi fu mu nekk ni làmb ju tas la parce que le gars moo prêté le flanc malhonnête ay nit ñu mal intentionné tamit ànd ak moom parce que si waxam bi rek pour man rek dafa doyoon sëkk nit ñi bañ ci def commentaire parce que du ignorant du alphabet c'est quelqu'un koo xam ne dafa génn si école yu mag yu nekk Sénégal doon liggéey si administration sénégalaise occupé woon ay fonction kooku tey su demee bay wax naan foofu lieu de fajukaay la ça veut dire que c'est insulter l'intelligence des gens donc nag nit ki nag soo defee da nga def sa bopp li nga def man amila saalihan fa li nafsi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bi zallamin lil abid yàlla ne képp ku def lu wute lu baax sa bopp nga ko def te parce que suñu borom du tooñ nit ñi moom moo def moo tooñ boppam il devait épargner les Sénégalais si musiba bi ñu gis nag mu woote nit ñi wuyu ko 14 personnes dee si ay commerce yàqu si ay business yu jàmbur yàqu si lépp fan la mujj kenn waxul ne nañ wax dëgg wala nañ doxal yoon wante ñu ne non nañ nëppal naan dañuy daw fii dañuy def fii médiation dañuy def lii parce que patati patata ay nit ñi di défilé si këram mel ni comme ku am dëj yow ku ñu jiiñ ne da nga def lii lan la nit ñi di jaabante foofu mais c'est que xam nga man c'est que le problème ñun Sénégalais yi dañu am problème ngeen waroon ñëw ne ko sawaay amul problème on te soutient défends-toi su fekkee ni que gis nañ ni que ki la porté plainte li wax tegul ñu bëgg la jaay doole su boobaa nag ñu soog a nit ñu wàcc si terrain loolu mooy dëgg wante defuñu ko parce que seen mbër bi ñu yaakaaroon def na yëfu cuune ba disqualifié boppam ci combat bi léegi nag depuis boobu ba léegi li si topp mooy que kan kii nekk maire Mermoz bi procès depuis kañ la depuis 2011 ba léegi doon na dem di wuy ji des fois doon na dem wuy ji sax seen waa kër sax duñ ko yëg mais comme que léegi nekk na en mi ngi collaborer ak waa ji léegi ñu woo ko moom te bu ne du ma dem parce que dafa xew comprendre parce que waa ji ki fettar la woon ne du ma dem ay nit ànd ak moom ci loolu léegi ñoom ñaar ñu nekk ay copains mu ne ko xoolal suivre rek li mu la waxoon te mi ngi nii ba léegi nag moom tamit dem na procès ñu aj ko ba le 2 mars xaw ma xale yi ñoom tamit dootuñu gis leneen lu dul violence la ñuy gis ni mooy faj mbir mi loolu moo waral ku ñu ne sa équipe gagné nañ ko nga ne déedéet am du fi amee wax nga dëgg de non mais Njawar gis nga dëkk bi dem nañ bañ jàpp ni que yoon amatu fi dëgg amatu fi
ku mën sa morom duma la soo seetluwee léegi nit ñi dañuy xuppante rek xoolal Déthié Fall léegi du muy wax ak ministre bi un député ngay wax ak sa ministre nga mel ni kuy wax ak un moins que rien. Ah non mais ministre tamit c'est des moins que rien. waaw non mais c'est que dama la wax ni xam nga boole leen ci biir rek ñoom ñëpp a yam. non 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 man je parle. non man defal ay ñoo xam ne Macky Sall ne loo ko bëgg rek laa lay defal. ñoom c'est des moins que rien c'est des dunguru de Macky Sall. non Njawar. yàggale man wallahi azim ñoom ñëpp laa yamale. wallahi ñoo yam. comprendre c'est que je veux dire. waaw. si niveau bi nga xam ne foofu la nit ñi di rêver di dem xam nga tout à l'heure yaa ngi naan waa ji mi ngi naan moom rêve am yëpp mooy fu animateur boobu mu toll fa. xam nga am na ñoo xam ne ñoom seen rêve mooy nekk député wala ministre. dëgg de. est-ce que tu comprends. nga dem nga gis fa benn niveau nga gisatoo fa lu lay façonné si xam-xam gisoo fa lu lay façonné si réflexe gisoo fa leen lu dul haine. parce que wax ji da ngay gis ni nu mu dëgëree c'est pas ngay gis ñoom lu ñuy préparer suuf ça dit que mooy que xoolal seen wax sax doo si sentir que peuple sénégalais bi seeni discours tu ne sens pas que ñoom am na ñuy bot parce que ñoom dañuy gisal seen benn bëgg-bëgg donc nag bëgg-bëgg moom gisuñu leen leen koy tere am lu dox seen diggante ñu kii ko su yeboo nag xoolal affaire yi lakk c'est ça foofu lañ toll moo waral nga gis léegi occasion bu am na ñuy profité aussi loi du am parce que nga yaa ngi wax combat keroog cité bi gis naa ko xaw ma yow yaa dugal vidéo bi xaw ma sa kii bi sa page bi mooy kii borom scooter bi nuñ ko def est-ce que tu comprends c'est-à-dire loi amatul jëngal la l'armée mexicaine loolu nag gis nga tant que bon est-ce que je vais dire que c'est foutu maintenant on n'a plus l'État mais quand même ce sera très difficile que ñu bëgg fi naan dañ fi faire régner la loi parce que quels que soient les discours Sidi kii moo ne Issa Diakité moo ne daf la bëgg a poser benn question. waaw. acca Issa. waaw grand Sidi. waaw Issa na nga def. man lu ma déglu naa la. dëkk bu amul loi. dëkk bu amul loi. parce que da ngay xool boo gisee ñii ñu convoqué ñu duñ dem gis nañu. am ñu nekk si nguur Abdoulaye Wade loo ko mun a kii Abdoulaye Wade gaayam yi buñ defa kii tëj ni leen am na ñu mu tëj mais Macky Sall gaayam yi dootul na di wax dootu ki ñii diw dootul na li ak li ak li ak li gis la kenn ñu woo ko gis la kenn ñu tëj ko et puis tu prends l'exemple encore le problème passeport yi deux députés yi du summi ne leen ba léegi fa la mujjee ba léegi kenn waxu leen mais Khalifa Sall buñ ko sumee jour boobu la laan demee si kaso bi comment ça s'appelle ak ñeneen le problème de Sénégal depuis Senghor depuis Abdoulaye Wade Diouf tant que système bu nekk fii dañul Abdoulaye Wade lu bon tëj na bokkam mais Macky Sall mosul tëj kenn personne da ngay xool bu fekkee ne loi la nekk gaan boobu jël dossier waa opposition bi yóbbu ko jusqu'à palais ñu ne kii dafa sàcc Macky Sall woo ko est-ce que pays boobu démocratie am na fa dama leen laaj est-ce que loolu dén parce que loolu boo gisee mais pays bu mel noonu c'est du avancer et puis encore il faut ngeen xam maintenant les nouvelles générations yi mu nekk parce que Sénégal boo gis ñi fa nekkoon bu njëkk doo yàgg sonn Sénégalais yi mais booy tey boo gisee nouvelle génération bi ñëpp tey du dugg politique parce que gars yi ñu yàgg nax Sénégal y a rien Sénégal da ngay gis koo xam ne dox sama doom même
même ndekki sax même añ sax rien du tout ban pays la nekk on a tout suñu jën yi géej bi amatul dara on a tout nga loolu laa la bëgg a laaj lan moo tax Macky Sall gaayam yi musul tëj kenn Abdoulaye Wade tëj na mais moom jamais ku ñu convoqué dina wax amul justice parce que justice bu taxawoon place justice gars yi dinañ ko wóolu mais am dof juróom taxawul maa ngi jégalu. loolu laay lay laaj. waaw sëñ Ndiawar. bon xam naa lii contribution la gën a niru ko laaj quoi. waaw Isaani contribué na de. ah. contribué na de contribution la def de. waaw mais parce que xam nga man Ndiawar. man damay wax sama akulaay taala. nekkuma fi Macky Sall nekkuma fi keneen ak keneen. dañuy toog nekk ay sénégalais di juger di gis li xew. xam nga ñun dañuy observer ñoom ak ñoom Macky Sall xam nga ñoom ñooy politique. ñoom faruñu si Macky Sall. ñu ñàkk fayda ba Macky Sall yor nguur gi. ñoom ñu ne dañuy nekk ay opposants. ñoom dañu war a mën a être conséquent si li ñu nekk. xam nga Khalifa Sall mënoo nekk maire de Dakar. nga ne da ngay opposé président bi. ba pare di doxal nu dul noonu nga foog ni le président va te faire cadeau ça dit que loolu même xale bu am CI sax du ko nangu. est-ce que tu comprends. donc du coup mooy que Macky Sall mu tëj ñu mu àndal wala mu ñàkk tëj ñu mu àndal. mais yow fexeel jubal rek. parce que le problème mooy que foog naa ni ku nekk si ñoom su defoon loo xam ne defuwul. kenn du la tëj. parce que nag Macky Khalifa Sall dafa doon jënd ceeb. ñu dem si magasin bi kooku ki fa nekk ne fii kilo ceeb mu si fa wàcc. c'est que il faut que ñu jël passion ñu toj fële. ñu waxante Macky Sall du am occasion boobu naan du ko saisir. kooku ku koy xalaat yow yaa xamul nu mu demee. ngóor si tamit moom moo toog moo xam lu mu yegg si yaramam. mu ne urgence médicale la am te on sait très bien que urgence médicale soo ko amee sami ngay dem wala nga dem principal wala nga dem Dantec wala nga dem feneen. dañ waxante dëgg c'est que nag dafa neexul a dëgg wante loolu mooy dëgg. mooy li ma wax c'est-à-dire li metti mooy que li gars yi yaakaaroon ni mbër mi war na mën a def dara mbër mi ñëw def yëfu cuune. loolay dëgg. waaw baax na parce que kër googu peinture bi rek indice la. quelqu'un koo xam ne yow tey suy coiffé wu. ànd ak chauffeur am. ànd ak garde corps ànd ak ay boy yu koy selfie. wante fii ngay dem te surtout nga ne urgence. urgence kay da nga war a ànd chauffeur moo la war a dawalal. taal ay détresse. wante yaa dawalal sa bopp sol sa capuche. heure boo xam ne dañ ne heure bi kenn du génn. tout est calculé. sa waay nañ waxante dëgg le Sénégal que nous aimons tous. bëgguñu mu tàbbi si ay loxo yoo xam ne kenn du xam ëllëgëm. ça ne veut pas dire que ñi fi nekk dañu baax. kooku tamit il faut que ça soit clair. ñi fi nekk mësuñu baax doxaluñu lu tax dëkk bi di dem. loolu moo tax ma ne dama tiit parce que su fekkoon ni ñi fi nekk ñi ngi doon doxal duma tiit. nee naa la ñi fi nekk gérer tuñu. ñoom seen existence fu mu nekk la ñuy gérer mais gérer tuñu dëkk bi. c'est que il faut que loolu nit ñi comprendre ko ñoom gérer tuñu dëkk seen existence ba xool ban porte la ñu fexe ba génn ñoom si loolu lañ nekk mais gérer tuñu dëkk parce que suñu doon gérer dëkk bi actuellement li xew Sénégal du fa xew nañ waxante dëgg maa ngi jégalu rek seen Ndiawar su fekkee ni que am na lu si dëng. ma jox kenn ci kàddu gi Absa soxna Absa. Ndiawar waaw maa ngi lay nuyu. naka waa Germany. ñi ngi fi di sedd Ndiawar dëkk bi sedd na. Europe sedd na de. sedd na trop. man nag sedd bi ni mu ma neexee. sedd na trop Ndiawar. tàngaay bi rek man moo may sonal quoi mais sedd bi moom. dëgg la dëgg la may bokkatu quoi. wax nga dëgg. waaw ñu déglu la. dëgg donc Ndiawar maa lay nuyuwaat di nuyu auditeurs yëpp ñi nekk ci ligne bi. donc violence bi la ñuy ngay waxtaane tey. doy na waar parce que gis nga Ndiawar.
Sidi Bouya mi ngi koy wax gis nga ñi fi nekk sànq rek xaw ma démb maa ngi koy wax maa ngi ciy waxtaan ak sama benn càmmiñ je crois ma ne ko ñi fi nekk ñoom géreetuñu fi mu ne nii ñoom sauf qui peut ñoom seen existence la ñuy fexe la ñuy gérer moo tax Sénégal njawar violence foog mu am te kanam la jëm parce que démb yaa ngi koy wax ci sa introduction parce que ñi di ci boppam ñoo ñuy violenté di ñu abusé mais ab sa woote waatal c'était inaudible mais Sidi Bouya li nga wax déglu nañu ko xam nga politiciens yi maa ngi dégg candidat wu maire Dakar bi muy nu mu tudd sax Diouf Sarr oui borom ñaari sant yi yor ay tur yu kii mu naan ay Diouf Sarr quoi moom waa Yoff tey presse bi génneel na ne waa Yoff daf leen a digoon une maison des femmes oui digoon leen stade municipal man Yoff dëkk naa fa man daanaka Yoff fréquenté dëkk naa fa daal daanaka fukki at okay moom xam naa ko bu baax benn marché la amoon nee na dig na leen marché bu ñu def bu baax seen marché boobu war nañ ko mën a defaraat te loolu casse-tête la au Sénégal marché yi dañ ko war a defar dañ ko war a defaraat ba pare mu dig leen stade municipal seen stade baa nga nekk foofu boo dugg Yoff benn terrain la bu ñu encadré rek mais léegi nga bëgg ñëw léegi ne Dakar da nga ko bëgg a def comme Paris vraiment Dakar bu bees te yow gars yi dañ leen di jox ay localité duñ ko liggéey ba pare xëy suba bëgg a laaj lu gën a rëy quoi Absa ma jox la nga yeggali soxna Absa baal ma Njawar dafa coupé gis nga Njawar violence bi waaw Njawar kanam la jëm day gën a dem kanam parce que Njawar ñi ñu jiite si boppam ñoo ñuy violenté di ñu abusé wallaay gis nga kaaw Bougazelli dafa flagrant ba nga xamante ne Njawar kenn du nekkoo ci yoonu Sénégal di la woo te yow mu leer na leen ni nekkoo si yoon nga dem di wuyu ji te gis fi kaaw Bougazelli nga dëgg de mais loolu Njawar Sénégalais yi dañu sonn dañu dam football bi li fi xew démb wax nga dëgg de ba nit mais kaaw Bougazelli kese buñ ko jëlee doo am lanteeg yoon Njawar yoon di la woo nga dem di wuyu di livrer sa bopp ñu lay tër comme rendi la comme xar tër la rendi ba pare benn loi boo xam ne ci yow lañ koy appliquer tëral la rendi ñeneen ñi ñu ne leen dem leen waaw wax nga dëgg de waaw ñeneen ñi ñu ne leen dem leen wax nga dëgg kat man kat nii laa ko gisee parce que tamit bu ñu bëggee sànq yaa ngi koy wax démb xaw ma tey ci sa ci service militaire boobu waaw gis nga service militaire bi Njawar man ñàkkuma ci d'accord mais man dama ne Sénégal tant que mi ngi doxee nii nga xam ne yow sa àq bu gën a minime du yoon du la ko jox waaw mais Njawar mënuñu obligé benn Sénégalais mu jël doomam yóbbu ko service militaire wax nga dëgg de li Sénégal di doxee nii ak ñi ñuy jiite nit ñuy abusé nii di ñu dóor mënuñu obligé kenn parce que sénégalais yi sonn nañ jaaxle nañu amatuñu dara lu dul violence pour exprimer wu pour def seen thérapie violence bii la ñuy defee suñu thérapie Njawar Mora Morgan mi ngi koy def ci benn live barki démb nee na sénégalais bi waxam jëfinam kamam reetaanam lépp c'est violent am na nu mu ko waxee mais li mu wax noonu dëgg la wax na dëgg de mais Njawar li nekk suñu réew ci ay ressources yaa ngi koy wax jeunesse bii nga am ay ndaw tegoo jàngaloo leen dara formé woo leen ci lenn benn perspective mais Njawar fokk ñu violent Njawar gis nga Masseck rappeur boobu
def na benn live ci violence bi mi ngi expliquer mu ne moom démb dafa demoon Forbe mooy defe na prison des mineurs je crois Forbe mais nee na ay xale yu am 15 ans 13 ans nga fay gis yow mag mi buñ la nuyoo buñ la joxee loxo doo yëngu ndax xale yi kattan bi nekk ci ñoom mais nee na amuñu benn perspective xale yi dañ lay expliquer seen cas agression bi ñuy def sax ñoom dañ lay wax ni lii lu ñuy seen alal la bu ñu moom la buñ leen joxul moom la ñuy jël ndeysaan ñenn ñi di la expliquer mais ñëwal violence bi Sénégal dafa doy waar kay wallaay doy na waar ndeysaan parce que ñi ñu jiite ñooñu koy def njawar léegi ñun kooku ñu som ñu baal ma léegi ñun dañ koy defante suñu biir dañuy violenter suñu biir ñun néew ji doole mais gars yi bu ñu lay dóor science sax dafay ànd ak violence dégg naa góor ak jigéen bu ñu lay caresser sax violence la quoi non doy na waar lépp violence non njawar Sénégal tout est violent Sénégal waaw am na de violence boobu am na suñu biir waa ji rey ay doomam ba pare xaru rek njawar loolu benn firnde la ci mais am na yeneen yu xew sax ci diggante bi banti yëguloo ngi xew ci réew mi muy lan ci am na benn fillette boo xamante ne dañ ko retrouver mu dee ba nekk ci état nëpp ca Touba lañ ko gisee subhanallah am padwa benn agresseur boo xam ne dañ ko lynché par une foule bu ñu jàppee sàcc fu mu toll ni dañ koy rey waaw yaa ngi dégg sans compter violence bi am ci kii ci stade yi ca Bambey dafa am entre étudiants yi ak policiers yi ba ñu kidnappé ñaari policiers mais violence bi c'est partout ci kanam la jëm parce que gis nga njawat tant que Macky Sall mi ngi fi di ñu abuser ak ay ñoñom di ñu def nii di jël suñu moomeel am ca Mbàkke benn waajoo xam ne il a tué son condisciple à cause d'un poulailler waaw yu nekk mooy xew léegi ci réew mi waaw sénégalais dañu ma dem jox Babacar juróomi minute moo ñu dese gars yi na maa ngi tàggatoo jaajëf njawat jërëjëf soxna merci Ababacar Khalifa Ababacar asalaamaaleykum sëñ Njawar waaleykum salaam maa ngi lay nuyu di nuyu nekk ñi ñuy déglu ñëpp ñu ngi lay fay dafa amoon ñaari contribution yu ma bëggoon def par rapport ak kàddu yi ma jot a dégg na gàtt te saf rek 3 minutes rek moo la dese bu sooba yàlla please waaw d'abord ci affaire Ousmane Sonko bi waaw par rapport ak li ñu doon wax xam nga Ousmane Sonko au fait man démarche bi mu def noonu woote ñu ndimbal ñi fekk ko si jàppale ko waaw dafa fekk ni xam nga Macky Sall ak ses pratiques li violence bi ngeen wax ni yëpp li mu defoon Khalifa Sall ak ñeneen looloo taxoon li ñu naan ku ndóobin rey sa maam foo gisul ñu daw nit ñi moom dafa nekk un habitué d'utiliser aussi di def abus de pouvoir di instrumentaliser justice bi da nga koy xool même son beau frère bi doon wax keroog télé naan buñ ko woowee du dem fenn le fait que donc ñi far ci moom dara du leen ci fekk te képp koo xam ne ni da nga far feneen lu ndaw lu la mun a taq mu profito ci moo xam moo ko nas ou pas écrasé la looloo tax fi mu toll nii sénégalais yi xam ni la seule manière de lui faire face aussi parce que c'est une forme de violence c'est aussi d'avoir recours à une violence donc violence bi au fait c'est une conséquence d'une politique boo xam ne nii c'est machiavélique boo xam ne Macky daf ko teg looloo tax nit ñi retranché wu si loolu noonu man noonu laa ko gisee après moo deful ak faute ñu mënta def yëpp moo boromam la man xaw ma ci dara léegi nag problème violence bi ngeen doon wax xam nga violence dafa ñun dañ koy gis parce que c'est une violence physique mais li nga doon décrire sànq bay wax naan maanaam boo tukkee sax mun nga am ay benn forme de violence bi am par méchanceté bi am sa famille et tout ça violence bi boobu noonu nga xam ne c'est pas physique c'est pas palpable te ñu koy dund boobu loolu gën a metti sàcc bi ñuy sàcc tort condition yi ñuy dund
alors que ni on a les moyens d'être confort d'être à l'aise loolu yëpp c'est des formes de violence yoo xam ne moom mooy produire au fait ñëg gi nga xam ne population bi daf koy ñëg te fépp la nag boo xoolee àdduna fépp fu ñàkk am révolution yi am ci àdduna bi yëpp en général noot bi ñuy noot askan bi ak toroxal bi ñu leen toroxal ak violence bi ñu leen di teg looloo tax nit ñi di retranché wu vers ces pratiques man daal noonu laa ko gisee. wallahi juumuloo. loolu rek laa ci bëggoon wax jërëjëf. jërëjëf Babacar wax na dëgg nag wax na dëgg mbokk yi maa ngi rafetlu intervention yëpp yi ngeen fi dégg di leen gërëm bu baax ci seen intervention yi di jégalu képp koo xam ne dégg nga fi loo xam ne neexu la ñu ngi lay jégalu bu baax a baax a baax a baax a baax di leen ñaan comme ni ma ko defee woon ci nuyoo gi rek. ngeen abonné sunu canal YouTube rajo sunu kër te partagé ko li ngeen si mën def ko yi fa Assane Diouf yooyu partagé leen waaw ba pare fu ngeen ko mën a partagé rek baax na di leen jox daje incha allah bu subaa ci mercredi bi incha allah ci beneen émission di leen baalu àq di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot asalaamualeykum wa rahmatullah. fenn fii ci sunu kër kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy